jàngoroy Covid-19 di wéy rek di jur njàqare fi nga xamante ni moo di ci commune bu Ross Béthio loolee tax kii di Pape Diallo dugal ci loxo bu baax mu jaarale ko nag ci ay garab yu mu joxe ay masque ay gel ay produits antiseptiques yoo xamante ne ngir xeex ci wàllu wile loolee nag ñu ngi ko amal ci teewaayu ki nga xamante ni moo di maire bu Ross Béthio di Madiop Diop ak ki nga xamante ni moom moo di coordonnateur cadre de concertation bu commune bu Ross Béthio di Sakoura Diop ci ndaje moomu nag ñu waxtaane fa lu am solo sax jëm ci wàllu xeex loolee nga xamante ni moom moo di Covid-19 Pape Amadou Diallo moom mi nga xamante ni moo indi don yooyu le moo ñu indi ay leeral. dañuy ñëwoon fii ci suñu gox di suñu dëkk fi nga xamante ni fii la ñu bokk maanaam ñëw def suñu participation ci wàllu Covid-19 bi parce que comme yaakaar naa ni ko fan yee président de la République waxee dafa nekk la nga xamante ni ça doit être une lutte communautaire ñun ñu nekk ci gox yi ku ci nekk communauté bi nga nekk war nga mën a xeex d'abord Covid-19 bi aussi ak participation li nga xamante ni mooy état bi. donc li ñu def tey jii dañuy def en quelque sorte citoyenne li nga xamante ni jàpp nañ ni ko suñu morom ñi di defee noonu lañ ko war a mën a defee donc loolu moo taxoon tey jii nii ñu dajaloon ba am benn lot ba nga xamante ni am na maanaam ay masque lavable am gel am aussi li nga xamante ni mooy eau de javel ak ay gants chirurgicaux ñu ñëwoon pour jébbal ko maanaam mairie de la commune de Ross Béthio pour que ñun mu doon suñu participation ci la nga xamante ni moom mooy xeexu Covid-19 bi. boo xoolee première vague bi am na suñu ay naataango yi nga xamante ni ñoom defoon nañ lu mel nii ñu di ko au passage ñu di ko rafetlu te di wax ni initiative yu mel nii monsieur le maire moom la soxla. parce que tey jii nii ñun ñëpp dañu war a xam ne tey jii nii mairie bu Ross Béthio ñun ñëpp ñoo ko bokk am na ko suñu borom jiital waaye ñun ñëpp dañ ci war a def suñu kéemtalaay kàttan pour que mairie bi mën a xeex ak li nga xamante ni moom mooy Covid-19 bi. donc loolu tey mooy li nga xamante ni moo taxoon ba tey ñu ne woon dinañ ñëw Ross Béthio indi suñu participation ci li nga xamante ni moom moo di mbas mi. ñu koy xayma ci ñeenti millions bu teg fukki junni loolu yi nag nekk diggante masque gel produit antiseptique ak li nga xamante ni nag moom moo di matériel sportif boo xam ne mi ngi ko jagleel ñi nga xamante ni ñoom ñoo di zone 5 bu Ross Béthio de football Pape Diallo nag di ñëw rek ci ay kàddoom di ñu yokkal ay leeral. donc comme ni mu ko waxee donc mi ngi constitué de 1000 masques lavables 50 flacons de gel 75 litres d'eau de javel ak 1000 gants chirurgicaux donc loolu yëpp bu ñu ko xayma mu ngi nekk ci mu ngi toll 1,50 million. maintenant mu ànd ak benn lot de médicaments bi nga xamante ni suñu benn naataango di suñu partenaire muy docteur Annette bi nekk pharmacie nationale d'approvisionnement boobu doom moom mu ñu ko jox pour nañu am lii maa ko dimbale commune bu Ross Béthio donc loolu en quelque sorte bokkul en quelque sorte ci lu ñu jënd donc dafa nekk la nga xamante ni waa pharmacie nationale d'approvisionnement ñooñu ko appuyer ci wàllu li nga xamante ni moom lañ doon amal tey. bu dee leneen li nga xamante ni nag mooy li jëm ci waa zone 5 donc nekkoon na 16 jeux de maillot yu ñu war fournir à toutes les équipes 16 ballons 2 blousons pour les 2 finalistes war na am ak coupe bi ak aussi ay t-shirts yi nga xamante ni war nañ ko confectionner ak maanaam xaaj bi nga xam ne moo war jëm ci finaliste yi le tout war na nekk d'une valeur de 3 millions. donc loolu aussi lépp yàlla dogal na ni loolu yëpp yemb na donc xanaa dañuy ñaan yàlla may ñuy fekkee te tal ko ba bésu final ba incha allah rabbi ñu mottali suñu yéen ci wàllu. en termes de perspective comme ni ma ko waxee woon ancien maire ancien maire Amadou Bekkaay dañu jàpp ni suñu yeneen morom yi di jëlee dara seen alal wala lu mu mënti doon wala xalaat bu rafet di ko indi fii di ko jagleel commune bi à travers le cadre de concertation ñu nit war nañu ci di def suñu ay kéemtalaay kattan dañ ne bu nga xamante ne lii jàll na dinañu fexe gisante ak le nouveau maire monsieur Madiop Diop toog waxtaan ak moom comme niñ ko namee woon def ak l'ancien maire ñu toog waxtaan ak moom lépp la nga xamante ni jàpp nañu mën nañ ko ci jàppale ci luy développer Ross Béthio dinañ ko def incha allahu rabbi. au passage ma wax ni waroon nañu fi jouer sax benn final ci benn tournoi bu ñuy wax tournoi de la citoyenneté xëy na mbas mi moo tax ba finalement mujjul am mais ñu jàpp ni dañ koy repousser ba ci kanam ndax loo bi nga xamante ni moo waroon jëm ci final boobu aussi yàlla def na tey indi woon nañ ko ba jébbal ko ñi nga xamante ni moom mooy jébbal ko le maire. donc pour dire que rek c'est des initiatives yi nga xamante ni comme ni mu ko waxee suñu partition la ci commune de Ross Béthio. te ñaan nañu yàlla bu ñu jógee ci yooyu di am yeneen initiative moo xam ci wàllu ndaw ñi la encore moo xam aussi ci wàllu jigéen ñi la ak bépp couche bi nga xamante ni war nañ ci indi suñu loxo rek incha allah rabbi dañ ci def suñu kéem lay kattan. ci ay kàddoom sax
moom Madiop Diop di maire bu Ross Béthio mi ngi delloowaat xelam ak xalaatam ci ki nga xamante ni moom la fi wuutu di El Hadj Amadou Bekay Diop waaye nag ba tey ci ay kàddoom muy rafetlu jëf ji nga xamante ni moom la Pape Diallo jëf te di xamle rek ni kenn ku ci ne ci doomu gox war na xalaat jëf-jëf ju ni mel. nga may ma wax ci suma maire le défunt maire Amadou Bekay Diop di ko ñaanal yàlla mu xare ko àjjana firdawsi voilà balaa may dugg ci waxtaan wi voilà di wax ni le donateur Pape Diallo di suñu frère lii mu def tey dafa am solo ça me va droit au cœur parce que sa population jaaxle nekk ci ay jafe-jafe nga toog fi ngay liggéeyee nga ni man kat sama population jafe-jafe boobu mu am te ji bëgg naa si dugal sama loxo ngir saafara ko donc ki la defal loolu mënoo ko fay du ñu def lu dul ñaanal ko borom bi mu yokk kàttanam ba mu mën lu ëpp li mu def tey loolu la ñuy ñaanal Pape donc Covid-19 bi dafa sonal nit ñi yàlla ma yàlla baal dafa sonal nit ñi donc képp kuy ñëw di si dugal loxoom vraiment dañ lay sant te li ñuy wax le conseil municipal la mairie de Ross Béthio xam nañu ni ay maigre moyen la yore donc il faut que ay partenaires jàppale ko pour mu mën a jëmale dëkk bi ci kanam donc lii Pape def ñuy ñaan it ay moroomam yu mel na moom ñu dugal seen loxo ci dëkk bi ci mbas mi ci xeex mbas mi mais aussi ci yeneen secteurs yi nga xam ni soxla nañu ndimbal jarul may lim ñun ñëpp xam nañ les secteurs qui sont malades donc yooyu ñooñu aussi doomu Ross Béthio yooyu ñu ngi leen invité à ce que ñu def des gestes pareils moom taxawaayu kilifa taxawaayu doomu dëkk bi taxawaayu koo xam ne dëkkam mi ngi am jafe-jafe dëkkam mi ngi souffrir muy tey jii day ñëw pour génne leen ci jafe-jafe boobu loolu laay taxawee en tant que premier magistrat de la ville de Ross Béthio mais aussi ànd seeg ñi ma lay wax doomu dëkk bi yëpp nag sans parti pris ni discrimination ñëpp laay invité ñu ñëw à ce que ñu mën a xeex mbas mi mu jóge fii. Sakura Diop moom moo di coordonnateur bu cadre de concertation bu commune bu Ross Béthio mi ngi rafetlu jëf ji nga xamante ni moom la Pape Diallo def te di jàpp rek ni lenn loo xamante ne kenn ku ci nekk war na koo roy moom sax moo nangu teraanga googule ci turu Ross Béthio. ñu ko donateur bi waxee ñun ñi ko recevoir en tant que cadre de concertation mooy kontaan nañ ci am ba vraiment lu mel nii liñ ko waxee sànq mooy ne du guléet donc beneen la rek ñëw yokku ci par rapport ak la nga xam ne jotoon na fi nekk am donc vraiment ñu ngi kontaan lool par rapport ak li ñu jot tey et puis dafa ñëw à son heure parce que mbas mi fu mu toll nii ci Ross Béthio fu mu toll nii képp ku ci jàpp rek commune bi nga ko jàppale donc je pense que doon na li mu jot a jox tey ñëw na heure bu mu waree ñëw kontaan nañ ci lool. waaw cadre concertation comme ni mu ko yàggee taxawee rek parce que cadre concertation gannaaw dafa lëkkale lépp li nga xam ne mooy acteur développement de la commune donc je pense que loolu moom mooy wéy te loolu noonu fa maire défunt maire bi loolu la initié woon loolu aussi l'actuel maire continuer. Je pense que regrouper tous les bonnes volontés, tous les acteurs de développement de la commune de Ross Béthio autour d'un cadre de concertation, loolu mooy initiative ba nga xam ni maire bi fi génn loolu la mébatoon bii aussi loolu la yéeneem am pour ñu eggalee ko te nag lañ ciy wax rek moo ci nekk mooy que képp ka nga xam ni vraiment day def lu mel nii ci biiru dëkk bi pour jëmale ci commune bi bu ko jaarlee ci cadre de concertation aussi dana egg fa nga xam ni foofu la war a egg donc profité ci occasion rek lancer un appel comme ni ma ko defee la fois passée à tous les bonnes volontés et fils de Ross Béthio à ce que vraiment ñu def participation bu mel na bi l'heure vraiment Pape Diallo def parce que kontaan nañ ci loolu gis nañ li mu def te lépp dafay ñëw yokku rek par rapport ak la nga xam ni doon nañ ko mébét.